moom Adama Anoushka Ba ci xibaar yooyu mu ñu andiloon ci kàllaamay nasaraan mbokk yi ne ma leen ko doon waxee rek ñu amaat mbégte dalal ginnaaw ndogu gi ci plateau bi suñu ñaari du ma leen woowee sax gan suñu naataangoo yi Sophia Ba ñu am mbégte bu baax di la dalalaat ci plateau bi dalal ak jàmm. merci Asana na nga def. sant yàlla. nag ndogu bi mbaa ça va. man moom damay dog rek. damay dog rek ba ma yegg kër ga après ma dugg ci ndogu gi. ok kon baax na. yaay maam. la béyk ñu ngi lay ziar. ñu ngi ziar Cheikh Hassan. naka bés bi. sant yàlla macha allah. naka tey journée bi koor gi dafa mel ne moom. moo ngi ci deuxième partie bi. ndeysaan wallaay ndeysaan. dañ yenn saa yi dañuy wax ne dañu mel ne lu koy nammantal sax ndax li muy andi ci jàngat li muy andi ci ay ngëneel. nit ñi duñu bëgg sax wàññ gi te gën di sore ndax lépp li ciy nekk daal. wallaay ndeysaan yal nañ ko teew ay dëwën. allahumma amiin li ci des yal nañ ko àggali. amiin amiin yàlla nangu itam. allahumma amiin alors Sophia. waaw tey da nga andi koor man daf ma xaw jaaxal sax ndax démb da nga doon wax ci feebar waaw buy jabet ak ñiy woor tey nga andi beneen sujet ànd ceeg coach ba tey boo xam ne ci leneen lay wax waaye sorewul feebar ay gàllankoor. voilà ay gàllankoor sorewul feebar mais gàllankoor yooyu mun a daal ku nekk. ci weeru koor su ñu nee gàllankoor yi mooy les maux du ramadan. les maux du ramadan mën a nekk les maux de tête. nga xam ne nit ñi seen bopp dañuy faral di metti wala les maux de ventre les ballonnements problème de digestion. genre yooyu wala tamit problème de sommeil parce que am na ñu bëri dañuy naan ci weeru koor gi du ñu mën a nelaw bu baax. du ñu mën a seen sommeil bi day xaw a changer te du ñu mën a noppalu bu baax. loolu mooy des par rapport ak rythme bi. yenn saa yi dafa mel ne ñenn ñi dañuy guddi gi day gën a gàtt day gën a gudd ci ñoom. wala mu gën a gàtt ci ñoom ndax entre 21h suñu dogee ak 0h dafa mel ne xefa xippi léegi. exactement ba pare 5h du matin nga war a jógaat wala sax avant 5h. ay 4h30 yooyu bu fekkee da ngay préparer xëdd bi et tout xam nga guddi bi day gàtt. te le temps sa yaram bi adapté wu ci rythme boobu un mois seulement day xaw a jafe. Oustaz mais balaa ñoo yegg si ci loolu. Oustaz yenn saa yi dañ koy seetlu. maanaam su weeru koor duggee. diggante timis. ak fajar. mel ne xefa kippi. yenn saa yi da ngay teg da ngay suñ la soo ndogoo ba noppi rek mel da ngay duggaat ci saa si ci waxtu ba ngay duggaat koor. bon loolu dama jàpp ne comme cycle la. dafay daw ci année bi. dina toll ak solstice bi des fois. bu accès bëccëg bi gën a yaatu guddi gi. buñ ci wooree guddi gi dana gàtt. mais buñ yeggee ci équinoxe peut-être. fekk jamono yi boo xam ne du jamono bi peut-être yeneen weer. mën nañ am beneen appréciation incha allah. imam scientifique la nag man loolu ma ci neex. ndax xam nga diina gi loolu tamit da cee am diina gi science da cee am solo alors Sophia. coach Mia Sané nga demoon seeti ji. waaw lim ci andi ay leeral. waaw indi na si ay leeral te expliqué na tamit ay quelques solutions ci gàllankoor yooyu. comment les éviter lépp c'est encore lié à l'alimentation. li ngay lekk ak li ngay naan ci weeru koor gi mën na tax sa bopp bi di metti sa yaram bi diis nga am ay problème de ballonnement wala problème de sommeil sax loolu yëpp mun nga ko régler en tout cas à 80 wala 90% par sa alimentation ak li ngay lekk xam naa ñu xool leeral yi ba pare. ñu dem seeti ji coach Mia Sané ñëwaat. weeru koor bi boo xoolee. y avait un problème de cadre. non on avait pas. ci façon bu ñu lekkee lay jóge loolu yëpp c'est lié à l'alimentation donc boo ñëwee di xëdd mooy li ngay njëkk a lekk ci journée bi le premier repas nga lekk alimentation boo xam nga choisir ay aliments yoo xam dañoo saf suukar day ñëw quelques heures après même 2 heures de temps je dirais da ngay def pic de glycémie boo defee pic de glycémie après glycémie bi daal di wàccaat comme ni mu yéege noonu lay wàccee te bu wàccee noonu rek tout de suite da ngay sentir xiif da nga xiif ba pare da ngay am envie lekkaat suukar te loolu mooy indi te xiif boo gisee xiif moom mooy indi maux de tête boo xiifee rek en général mooy indi maux de tête yi tamit mun na nekk li nga xamante ne mooy ñi nga xam ne dañuy faral di naan café lu bari donc buñ ko naanulee ci journée bi day def ay méttitu bopp donc ñooñu dañu war a di ko naan peut-être si heure xëdd am ñoo xam ne tamit du question café du question tamit lu ñuy lekk la mais dañuy faral tam di am ay bopp yu métti ñooñu je pense que la meilleure solution mooy bu ñu xëddee ba pare ñu jël benn antalgique pour justement prévenir maux de tête dans la journée am ñoo xam ne day nekk maux de tête yu vraiment yu terrible je pense que ñooñu solution bi mooy ñu jël antalgique avant ñuy bu ñuy xëdd pour journée bi prévenir maux de tête bi
léegi ñu jublu ci ballonnement ak constipation loolu tamit ci alimentation la ba weeru koor du ñu lekk assez de fibres te xam nga fibres yi fu muy jóge mooy ci légumes ci fruits ci yenn céréales ak yooyu mais dañuy tàmm ñoom comme du ma la ko waxee tout de suite là rek bu ñu lekk ak viennoiseries yooyu yëpp du ñu indi dara amul fibre amul dara ñoom fromage yooyu yëpp noonu donc dañuy constipation en général moo tax ñu koy am ci weeru koor nañ xool bu baax lu ñuy lekk ñu dugal fruits yi bu bari dugal légumes yi dugal céréales yi nga xam ni ils sont riches en fibres même tàndarma bi baax na si aussi faral di ko lekk bu ñu lekkee ñetti tàndarma ci heure dogu ba pare mun nañ sax jëlaat ji dañ ñaar après ci heure xëdd bi aussi ou bien un peu plus tard dans la nuit parce que dafa riche en fibres dina dimbali ñi nga xamante ne am problème de ballonnement et de constipation aussi ñoo xamante ne weeru koor du ñu nelaw dañuy am problème de sommeil réparateur loolu tamit ci alimentation bi tamit la jógee parce que boo ñëwee nga xëdd bu riche doo mën a reer léegi donc tu es obligé nga reer un peu plus tard te boo reeree un peu plus tard da ngay ballonné sa biir day fees doo sentir da ngay sentir da nga diis ba pare fekk heure tëdd jot na nga dem tëddi sa organisme bi nekk di digérer li nga lekk noonu jël temps xam nga booy digérer organisme buy digérer day jël beaucoup d'énergie liggéey la bu metti day digérer surtout bu fekkee lekkoo li nga xamante ne da nga koy gaaw a digérer ñoom yàpp yi ñu nga xamante jël 3 heures de temps 4 heures de temps pour être digéré donc yaa ngi tëdd yaa ngi nelaw mais sa yaram mi ngi liggéey donc obligé doo mën a am nelaw bu normal wala bu réparateur. Sophia dégg nga coach dégg nañ li mu wax ñenn ñi xam ne ndawal gi la ñuy jël ko rek sëgg ci rek guddi gi bañ cee siggi ak yeneen yoo xam ne dafa mel ne kon yenn coono yi xam ne ñoom dañ koy yëg ci weeru koor gi ñun ñoo koy teg suñu bopp en réalité. ñun ñoo koy teg suñu bopp en réalité exactement Asana parce que soo bàyyee ba 22h nga reer loo xam ne dafa diis c'est sûr que sa guddi gi du demee nu mu war a demee. day metti pour nga nelaw pour nga am un bon sommeil il faut manger léger wala sax doo lekk rek tëdd il faut nga dem doxantu ji faire une petite marche genre yooyu. c'est-à-dire que hygiène de vie mooy indi nag soit le bien-être wala boog ay gàllankoor ci weeru koor. gàllankoor yi si yan lay nekk exactement quelquefois est-ce que dafay yem ci ballonnement ni nga ko waxee sànq ak bopp yu metti wala mën na nekk sax yeneen. ci yaram. ça dépend mën na nekk yeneen ça dépend vraiment de nos habitudes par exemple mën na commencer par bopp bu metti loolu souvent comme ni ko coach Mia waxee. ñi nga xamante ne ñu faral di naan café. par exemple dans la journée. suñu amulee café surtout les premiers jours du Ramadan. day metti ak ataaya. surtout parce que Sénégalais moom dafa bëgg ataaya seen bopp day metti c'est sûr le temps adaptation bi et tout ça loolu moom nee na par exemple bu fekkee da nga faral di naan ataaya ay 16h mun nga bàyyi ba xëdd nga naan sa thé wala nga naan sa café le matin comme ça dina la dimbali ci journée bi yëpp mais mun na commencer par quelques maux de tête bu fekkente ni nag tu insistes ci mauvaise alimentation bi ballonnement yi day gën a di yokk day gën a di augmenter et puis là ça peut amener autre chose ay difficultés yu gën a grave wala manque de sommeil bu accentué bi nga xam ni ça reste ay 1 semaine 2 semaines loolu tamit da lay sonal lu bëri parce que il faut que sa yaram bi mën a noppalu sa xel bi aussi mën a noppalu nga mën a nelaw bu Sénégalais léegi il faut que ñu commencer leen di leen tàmmal infusion ndax infusion xaw na wuute tuuti ak ataaya waaye peut-être mën nañ jàpp ne ñoo bokk njëriñ daal ci reesal gi ak yeneen mais nan la ñu war a mën a gën a taxawoo suñu yaram ci côté lekk gi ci côté dundin gi ci côté toppatoo gi si weeru koor gi ba mettitu bopp yooyee ballonnement yeeg tëddati bëgg nelaw doo mën a nelaw te wëlbati gauche ak droite yooyu noonu mën ñoo moytu ci weer bi waaw soo passé alimentation bi déjà alimentation bi c'est la clé nga xool bu baax li ngay lekk tamit say horaire heure bi ngay lekk par exemple c'est pas obligé entre ndogu bi ak reer bi nga xaar ay 2 heures de temps di reer ay 23 heures minuit loolu il faut ñu bàyyi ko aussi wala ñu wàññi ko parce que loolu mooy indi problème c'est vraiment dans les habitudes bu fekkee ni yaa ngi dog ay 19h25 mun nga bàyyi ba ay 21h soo jullee ba pare nga reer boo xamante ni ça va du la kii comme ça balaa ngay tëdd au moins 1 heure de temps passé na wala 2 heures de temps passé na sa yaram bi le corps a eu le temps de bien digérer reer bi nga reer ak li nga lekk yëpp loolu moo gën donc c'est vraiment dans les petites habitudes et dans l'alimentation rek. Imam balaa ñoo sore ci li mu wax noonu par rapport ak sénégalais ñun dañoo tàmm li ñu lekkul journée bi yëpp ñu bëgg koo rattraper ci guddi gi loolu est-ce que amul loo xam ne jàngal nañ ñu ko peut-être ci
ay ci diine gi loo xam ne mën nañoo tax ba ñuy xam lan la ñuy lekk ak nan la ñu war a mën a dundee ci weeru koor gi. bien sûr parce que islam yonent bi alayhi salaam moom dañ ko mës a laaj lu tax nga wér. mu ne balaa may lekk damay xiif balaa may suur këll damay bàyyi. beneen bi mu waxoon taxadda tamadda taasha tamasha boo reeree doxal tuuti boo añee dallul tuuti. donc yooyu noonu ay hygiène de vie la yoo xamante ne yonent bi jàngale na ko beneen bi nag mënoo fexe ba xam nga weeru koor pour wér la. xam ne su mu tasixu bu ngeen wooree wér. ñu bëri nag jàpp nañ ne wér la peut-être ci wàllu pas-pas mais côté physionomique bi mën nga amaat beneen rythme bu bees parce que li nga doon daan lekk ci 11 mois. bëccëg bi ak caprice bi ngay àndal. guddi gi boo dogee. mën nga tënk sa bopp mu nekk benn occasion booy saisir pour def régime boo xamante ne di nga mën a da équilibre war sa yaram. mais boo bëggee li nga raté woon ci bëccëg yëpp comme suñu mbokku jaañale suñu mbokku jigéen ñi ko bëgg defee day metti loolu ni nga ko waxee dafa mel ne sax gis nañu tubaab bi peut-être dañ ko xaw adapté. effectivement 14 heures 15 heures sieste. c'est ça guddi gi balaa ngaa def dara sunu maam yi gisoon nañ leen dañ daan génn doxanto dox dem benn jóge fii dem fële loolu dafa baax ci wér gu yaram en fait ñun ñu am ko ci sunu diine mais peut-être dañ ko dul la xam bu baax a baax. Sofia Ba suñ jógee foofu rek xanaa ñu def transition bi passe bal bi imam ginnaaw jikko yi. waaw kay. tey nga dem ci loo xam ne taarix la. ci diine gi. c'est ça loo xam ne dañ koy fàttaliku di ko jàngale di ko wax mu nekk diggante fukk ak juróom-ñaareelu fan. ci weeru koor. muy xare Badar. effectivement tey ci loolu nga ñu àndil. waaw effectivement xam nga tey am na ñoo xam ne 17 jours lañu am. waaw ñoom suba dinañ am 17 jours donc day méngoo ak bis boobu mu nekkoon ñaareelu at ci gàddaay bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem Madinatul Munawwara parce que il a effectué un déplacement de la Mecque vers la Médine. ba mu demee nag lépp luy doxal seen wàllu commerce dañ daan def ay caravane. yàlla dogal yéefar yi bàyyiwuñu leen ñu dem mais dañu mujj di leen cokkaas li indi xeex bi mooy dañoo agressé seen caravane jël seen ay économie yonent bi alayhi salaam yëg ne lii il faut que mu am représailles mu joxe consigne tombeek suñu borom joxe consigne aaya jihaad wàcc ndax aaya jihaad wàccagul woon. avant amagul woon autorisation. déedéet mais aaya dafa wàcc yonent bi suñu borom xamal ko ne ko mën nga effectuer un combat mu mën ne ko joxe ci ndigal ci benn teen bu ñu woowee Badr wala bërëb bu ñu woowee Badr loolu moo tax ñu tuddee ko bërëb bi. ñeneen ñi nee nañu teen bi moom mooy tuut Badr ñeneen ñi ne ku moom tool bi teen bi ne woon mooy Badr moom moo andi wax ji. taarix moo mel noonu. ku ñu nekk ak sa version. mais li ci mën a am mooy amoon na teen moom. ndax teen bi sax moo tax daanaka stratégiquement ñu gagné. ndax yonent bi alayhi salaam il était en même temps chef armée bi. mu joxe consigne bi ku ñu wax Xubaab ibnul Mundir ne ko bu ñu placé wu ci kanamu teen dañu placé wu ci ginnaaw teen bi. non ci kanamu teen bi comme ça ñu jekk ko amee ñuy dog ci ñun ñu mën a tànk ci ndox mi naan amaat énergie. yàlla dogal na xeex boobu am diggante jullit ñi ak yéefar yi am supériorité numérique ëpp leen fuuf nag. am ay fas yu dul jeex ñoom ñu am ñaari fas ba pare nag bariwuñu mais bi ñu dajeek ñoom détermination moo indi ñu gagné mais baatin am na ci. ndax yonent bi alayhi salaam da doon ñaan ba Abubakar sëgg ci noppam ne ko yàlla nangu na sa ñaan yàlla yebal ko ay milliers de malaaka ñu ñëw bokk ci xeex bi. bu tibbee suuf sànni suuf si transformé wu pepp bu nekk bomb ci ñam ko sànni ñu pulvériser wu. bu defee nag keroog la yéefar yu bëri faatu ku mel ni Abu Jahlin. keroog lay dagg bopp bi tabarakallahu ak ñeneen ñoo xamante ne ñu yàqoon lañu société bi avant islam di ñëw su ko defee mu nekk bis boo xam ne ba mu amee islam dafa am beneen réputation bu bees. ñu ne ndekete islam bañ fiy gàddaay nekk quelques personnes dem nañu ba am armée bu mën a rey sunu armée yi kon nag nañ bàyyi xel islam mooy buntu bi nga xamante ne ci la yéefari commencé considéré waat islam beneen considération bu bees loolu moo doon buntu bi nga xamante ne yeneen bataay xew na ci ba keroog ñu récupéré waat Makka ñu tuddee ko Fathu Makka. lan mooy importance su xare bi. ci yoonu l'islam ndax dafa nekk ab pilier. munoo wax diine gi. te waxoo ci xare Badar. nit ñi dañ koy fàttaliku. di ko nekk di ci jàng ak yeneen yoo xam ne da ci am ban njëriñ la amaloon diine gi. ak tamit ban importance place la ci amoon bu mythique. waaw keroog bu ñu pertoon rek islam dafay jaaree fay. mais il a fallu que musulmans yi gagné moo tax boo demee ci mam borom Tuubaa mu leen tagg ci xuqal bukaa ku ci nekk ca ña fa nekkoon tagg na la. ku nekk wax na turam waaw wax sa tur barkeelu ci yow. mu nekkoon événement boo xam ne bu ñu ko ñàkkoon rek keroog islam dafay jaaree jeex mais heureusement suñu borom teg ci loxoom moo jur nag après ñuy commencé def ak islam ay traité au lieu ñuy imposer quoi que ce soit dañuy bind ay traité di négocier loolu mooy dem ba quelques années après ñu tuddee Fathu Makka am ndax yonent Makka la juddoo yaroo fa am fa léppam mais au nom de l'islam mu génn dem Médine
pour rawale pas-pasu islam. mais il s'est bien préparé jamono jot nag mu war a delluwaat jëlaat Makka. moo indiwaat nag ñu annexé waat Kaaba gi jullit ñi nanguwaat ko mais un moment nekkoon na ci loxo yéeféer yi. Kaaba gi ndax xam naa ne xare Badar bi moom wax nga ci li ab solo waaye Kaaba gi benn leeral rek ndax dañ koy gis yenn saa yi nit ti ci wax. ñuy wax ne Kaaba gi dafa mel ne dañ ko mës a déplacé. loolu lu am la wala lu amut la. ndax histoire bi bëri na ñi wax ne fii la newoon balaa te ko yóbbu feneen. ñii ñoo ko yore woon ak ñee ñoo ko yore woon. Kaaba gi histoire indi na ne waxuma Kaaba gi mais pierre bi nekk ci biir muy pierre noire bi. parce que d'habitude nag substance bi tax Kaaba gi am doole mooy pierre noire bi. mooy pierre bi nga xamante ne nee nañu dafay absorber bakkaar. mooy suñu pierre céleste. waaw ku ko tiim rek mu xëcc sa bakkaar. yonent bi da ko daan fóon daan ko nuyu Seydina Omar ba mu ñëwee nekk révolutionnaire ne du ma nuyu xeer. am ku ko weddi ne ko xeer bi mooy nangu bakkaar yëpp kon nuyu ko soo defee kon xeer bi mos nañ ko sàcc. mos nañ ko dérober ànd ak moom. ba mu fomm lu aj bi. waaw ci benn jamono mais yàlla def ñu xeex delloo si waat ko. Kaaba gi nag la ñuy wax ne Ibrahim moo ko njëkk taxaw tabax mook doomam am maqaam bu mu taxaw doon def déplacement di ko tabax ba tey si li ñu jàpp mooy fa mu nekkoon la nekk ba tey. ndax nee nañ Kaaba gi Sidratul Muntaha la jokkool muy pays boo xamante ne suñu malaayka yi dañuy tawaaf asamaan nit ñi di tawaaf ci kaw suuf mu nekk benn kii boo xamante ne ñi def calcul sax xam nañ ne mooy centre du monde dara mënul jaar ci kaw. c'est ça dara du jaar ci kaw. ñu koy sant bu baax di ko gërëm yaa gis nga imaam moom nii la ko sénégalais di xaaree su ñëwee bés bu yàlla sàkk rek andil ñu ay xam-xam loo xam ne sénégalais dinañ ci mën a jàng ñun tamit ñu mëntee jàng ci plateau bi bu baax ma ne jàng naa lu bëri tey jii te xam-xam bi dafa am solo ñu mun a fàttalikoo la ñu mun a xam histoire bi fu mu jógee exactement loolu mooy tax ñu gën a nekk ci diine gi ñu koy sant bu baax Oustaz xanaa ñu joxante rendez-vous rek incha allah ci yeneen jotaay léegi xam naa waa diine ci penc ñoom ñoo ngi lay xaar ci 90.3 fii ci ITV rek mbokk yi yaa ngeen ñuy seetaan ci Canal Plus ci canal 217 ngi jégalu bu baax rek ginnaaw fan yi ay yenn jafe-jafe yoo xam ne amoon na ba tax ne mënoo leen ñu ci woon jot ngeen ñu doon seetaan ci canal 398 léegi nag canal 217 bi dellu si waat na mën ngeen fa jàpp ti ko seetaan ITV fii ci biir réew mi ak ci bitim réew mbokk yi lii mooy li leen andiloon tey ci seen ndogu total di leen sant bu baax di leen gërëm tey ci guddi incha allah ngeen naa dem wëyal waxtaan bi fële ca iftar ànd ci ak imam Buram Puy ak DJ Boubacar Diallo foofee ca Esplanade bu Score waxtaan yu am solo ay gan yu am solo diine gi gën a yanj gën a rëy ñëpp ti ci mënti jëriñoo loolu mooy lii doxal réew mi liy doxal àdduna te li doxal tamit ITV di leen sant bu baax di leen gërëm mbokk yi suba incha allah jërëjëf